ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di dégloo di sunu kër FM seeni kër laa sama gaa ñi dégloo di sunu kër FM sunu rajo laa man di dégloo ci sunu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di dégloo di sunu kër FM di commencer émission WACP fii ci sunu kër FM la première radio africaine bi nekk ci Los Angeles ñoo ngi sant yàlla suñu borom bi sunu kër FM ñoo ngi sant yàlla suñu borom bi julli ci yonent sunu rajo la di ñaanal auditeurs yépp fépp fuñ mënti nekk yàlla defal leen jàmm sàmm leen sàmm seen njaboot moo xam Sénégal lañ nekk Amérique Europe no matter where you are ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom bi mu defal ñu jàmm ñun ñëpp. émission bu tey bii nag maa ngi koy bokk di ko def ak sama xarit madame Sambou ñu koy wax Rabiatou Ndaw nekk sa Seattle Washington. ñoo ngi remercier auditeurs yëpp nag si déglu bi ñuy déglu di sant yàlla suñu borom bi bu baax. bu ñu mayaatee ñu dellu sa fi ñëw fii di waxtaan ci Sénégal di suñu dëkk bu ñu ñor di suñu dëkk bu ñu amal importance di waxtaan ci lan moo tax suñu Sénégal di am problème yu muy am di waxtaan aussi ci naka la ñuy def ba dindi problème yooyu ba di ko remplacer ay solution parce que lépp lu ñu mënti wax ci Sénégal problème yi solution la ñu bëgg di ko dégg te ñun ñëpp ci suñu responsabilité la pour que ñu andi ay solution kooku mooy waxtaan bi ñuy waxtaan tey bokk na ci solution yi may wax suñu thème bu tey bi ñu bëgg waxtaan ci leadership muy suñuy leader ndax dëkk bu nekk am na ay leader moo xam ci gouvernement bi la moo xam ci religion bi la moo xam ci office yi nga xam ne ñoo nekk au niveau du Sénégal muy suñuy compagnie ñun ñi di fa liggéey foofu yépp leadership dafa am solo li nga xam ne yàlla suñu borom moom la jëkk wax ci leadership nag mooy kan mooy leader dëggantaan avant que ñuy dem ci liggéey bi lan mooy leader bu pare lan mooy première qualité leader yàlla suñu borom bi ne mooy gëm yàlla doyloo yàlla teg yàlla ci sa kanam
ndax boo gëmee yàlla doyloo yàlla teg yàlla suñu borom ci sa kanam bala ngay def quoi que ce soit di nga xalaataat parce que di nga xam ne même bu la nit ñi gisulee yàlla suñu borom bi gis na la soo jarul ngay toppatoo nit ñi ndax gis nañ la mbaa gisuñu la mais gëmal ne yàlla suñu borom bi mu ngi jàkkaarloo yow di la xool donc loolu première li ñuy wax li nga xam ne bépp leader ba nga xam ne def nga sa bopp nga xam ne loolu la rek yu bari mën nga ci bañ a feel so si loolu la ñu bëggoon waxtaane tey si leadership damay bàyyi raa bi mu dugg nuyunte suñu mbokk auditeurs yi bu paree ma soog a continuer waat raa bi tu as la parole. waa kay mbokk auditeurs yu sa tur ak sa sant di leen ziyaare di leen baal àq di leen baal donc li bi ngeen wax muy lu am solo incha allah li ñu bëgg a débat ci show bi sooba yàlla ñu bëgg a wax ci li nga xam ne mooy doxal suñu réew kanam mu nuy jëmale kanam dimbaleñ aussi comme individuel ni ñu nekk ñun ku ci nekk am part ci développer suñu dëkk muy Sénégal ku ci nekk rek am nga ci donc loolu la ñuy ñëw tey ji incha allah di ko waxtaane ñun ñëpp ku ci mën a participer aussi nga participer indi ñu sa xalaat donc ñun niñ ko xalaatee noonu lañ koy waxee donc ku ci nekk rek am part développement bu amee rek nit ñee développé ci seen bopp individuellement donc loolu la ñu bëgg a waxtaane incha allah taala donc yéen ñëpp mën ngeen participer comme ni ko Binet waxee rek comme ça ñu mën a dugg nag léegi nag ci point yi. jërëjëf Rabi thank you so much. waaw léegi ñu commencé ci leadership dama bëgg ku nekk gis sa bopp ci waxtaan bi parce que bu ñu ñëwee toog fii di waxtaan développement wu Sénégal moo ñu ñor te développement Sénégal képp kuy sénégalais à chaque fois dama koy wax képp ka nga xam ne sénégalais nga foo mënti nekk ci àddina le développement du Sénégal war na la ñor parce que même soo fa nekkul yow say doom yaa nga fa say rakk ñu ngi fa say mag ñu ngi fa te seeni doom ñu ngi fa donc nekk na loo xam ne ñun ñëpp daf ñu amal importance te ku ci nekk nag parce que nee nañu problème bu amee ñaar moo mën a nekk ñi bokk ci problème bi ak ñi bokk ci solution bi so yow fan nga sit yow est-ce que yaa ngi def sa part nekkul ne da nga nekk Sénégal mbaa nekkuloo Sénégal parce que ñu nekkuñu Sénégal mais Sénégal ñor nañu te bëgg nañu joxe suñu xalaat moo tax ñuy wax li ñuy wax ni nekkuñu Sénégal pour def ay action mais ñoo ngi Los Angeles mbaa ñu nekk ci bitim réew di wax li ñuy wax mën na nekk ne ku nekk Sénégal mën na ko dégg pour appliquer ko mu changer vie wam loolu mooy raison wu show bi nee naa WACP bi di daw ci sunu kër FM loolu mooy góolam mooy ñu wax li nga xamante ne li ñun expérience nañ ko suñu àddina mbaa jàng nañ ko mbaa am nañ ci xalaat parce que ku nekk am nga xalaat ku ci nekk am nga opinion lu ma mënti doon ñun ñëpp yàlla daf ñu may xel ku nekk am nga xalaat te ku ci nekk sa xalaat it matters dafay compter te yenn saa yi ce qui est sad li nga xam ne moo xaw a metti mooy Sénégal parfois du ñu déglu benn side rek la ñuy déglu mooy soit da ngay nekk ci ngóor gi mbaa nga nekk un DG ou bien nga nekk ku nekk ci kaw compagnie ou bien nga nekk ci famille sëriñ pour que ñin ñi di déglu pour que nga mën a wax ñin ñi di la déglu mais est-ce que dinañu jox déglu xale yi est-ce que dinañ déglu la jeunesse est-ce que dinañ déglu borom xam-xam yi nekk ci biir parce que Sénégal googu fa am na ay nit ñu nga fa toog ils ont toutes les solutions mais kenn du leen dégg duñu wax te nee nañu problème bu amee soo bokkul ci defar ba bokkuloo ci jël action pour problème bi dem joxewloo sa avis defuloo dara you are part of the problem bokk nga ci problème bi te Sénégal bariwuñu 14 millions de personnes rek lañu mais 14 millions de personnes boo xamante ne bi ay borom xel lañu donc leadership mu ngi commencé ci nga jóg taxaw nga ne sama koñ am na lu fi manqué man maay jóg leaders bu ñuy wax leaders du xaar ku nekk leader doo xaar you initiate change yow yaay andi change bi yow yaay gis ne lii jaaduwul nga jóg nga dox ci nga wax ci kooku mooy a leader mais lan la ñuy gis ci suñu dëkk yi en général est-ce que nit ñi the right person nit ñi nga xam ne ñoo jaadu ci poste yi est-ce que ñoo ngi ci poste yi parce que en général Sénégal da ngay am base boo amee base spécialement politique
soo amee ay nit ci politique da ngay andil ki ngay votel ou bien sa ki nga xam ne moo jiite sa parti da nga koy andil ay nit daf lay considérer ba nga xam ne moom bés bu ko yàlla dimbalee mu nekk président daf lay considérer yow mais yow da nga andi ay nit mais est-ce que am nga knowledge est-ce que poste bañ lay jox pour neexalal la ndax liggéey bi nga liggéey est-ce que poste boobu mérité nga ko soo si suñuy leader am na si yu bari yoo xamante ne yi du question knowledge du question ñu ne poste bi kii dafa jàng moo tax ñu ko koy jox mais en général dafay nekk kii dañ ko koy jox parce que daf ma politigal ou bien kii dañ ko koy jox parce que sama frère la ou bien kii dama ko koy jox parce que dafa am lu ma defal te loolu mooy li nga xam ne mooy gën a daaneel société bu boobaa knowledge du fa amati mais ay yaamane mooy nekk ci bureau yi loolu bokk na ci li nga xamante ne lii vraiment lu ñu war a dindi Sénégal la leadership doesn't work like that kan mooy leader mooy ki nga xam ne personnellement dara intéressé wu ko lan moo ko intéressé mooy to serve people pour servir les gens boo demee ci première définition leader bu pare muy gëm yàlla suñu borom bi doyloo yàlla suñu borom bi ci li ngay def ba mu wax ne li ngay def yépp bu la kenn gisul yàlla gis na la su boobu phase demee li ci topp mooy servir les gens bépp leader bu ñu taxawee ni leader la tey parce que dafa servir les gens mais bépp leader bu ñu teg ci poste bépp nit bu ñu teg ci poste te yow jiitaluloo nit ñi doo leader te ñun ci suñu dëkk yi malheureusement en général part boobu dañ koy fàtte moo tax ñuy am ay leader mais dara du sotti ci suñuy situation parce que nit ñi intéressé wu ñu leen te loolu metti na ci xol loolu metti na ci nit ñi te loolu dafay delloo suñu réew gannaaw les gens first people first loolu mooy leadership waaw léegi nag li nga xamante ne lii bëgg nañu aussi wax ko ci leadership bi mooy leaders yu andi solution visionary leadership li may wax à chaque fois kenn xamul fan la opportunité di ñëwee ci àddina yàlla rekk xam mais su fekkente ne préparé loo sa bopp su opportunité amee yu feel am na suñuy leader yu bari yu nekk tey jii ci suñuy office au niveau du Sénégal dañu feel parce que préparé ñu seen bopp leaders da ngay préparer sa bopp mooy vision bi ma jëkk a wax ci sama show yi passé da ngay am vision bu pare nga teg sa plan nga bind say goal nga ne for exemple man mii dans 5 ans bëgg naa nekk le ministre de l'éducation nationale man mii dans 5 ans bëgg naa nekk le directeur de la Sénélec ou bien le directeur d'une compagnie then from there nga préparer sa bopp nee nañu succès du dara lu dul nga préparer bu opportunité amee nga taxaw preparation meet opportunities kooku mooy succès mooy préparer nga sa bopp jox nañ la poste bi léegi nga delluwaat ci say goal nga xool naka ngay doxalee poste boobu mais su fekkente ne préparer wuloo sa bopp poste ñëw ñu jox la ko mais boo demee ci poste bi toog ci sa chaise toog ci sa bureau am say secrétaire am say employé lan ngay def amuloo agenda bépp leader bu amul agenda doo leaders da ngay préparer sa bopp mooy visionary leadership te en général ñun loolu la ñu raflé visionary leadership koo xam ne dafa naan su ma ñëwee Sénégal dina changer teg yàlla suñu borom bi teg nit ñi soog a teg sa bopp leadership is not about yourself leadership is about people lan moo metti nit ñi nga dem dox ci loolu lan la nit ñi soxla bala ngay toog ci sa office what is the problem you have to cite the problem da ngay citer problème yi lii mooy problème bi man su ma toogee lii laay def so visionary leadership mooy andi développement ci dëkk bu leader yi xereñee ay leader yu xereñ yu xam fi ñuy waxee leader yoo xam ne dañuy dem bitim réew taxawalal doomu Sénégal kooku la ñuy wax leadership loolu lañ soxla ñoo xam ne fu doomu Sénégal deewee ñu dee fa. xam nga bi nekk ci côté boobu. ok Rabi Diama. xam nga ci côté boobu leadership. xam nga pour nga nekk leader. dafa am ay qualité yoo war a am d'abord. dëgg la. saa ngay nekk leader. bu fekkee par exemple da nga nekk benn leader bu nekk ci benn compagnie wala diriger compagnie bi. nga nekk par exemple directeur général. xam nga directeur général boobu mi ngi diriger ay nit. yes. donc nit ñi ci moom la ñuy xool. ci moom la ñuy xool. pour ñu mën a xool ba xam compagnie bi dina dox wala du dox. parce que bu fekkee yaa ngi nekk par exemple leader boo xam amuloo discipline mënoo nekk leader.
discipline moom mooy li nga xam ne moom mooy li leader war a làmbaayoo fës bu njëkk te loolu xam nga ci lu mu nekk ci discipline boobu moom mooy en tant que leader nga war di ñëw di liggéey si on time nga ñëw di liggéey si à l'heure bu la employé gisee ngay liggéey si à l'heure ñoom tam dañuy ñëw liggéey si à l'heure mooy exemple boobu ngay jox bu directeur bi liggéey si à l'heure rek benn employé di tax li ci des moom mooy ci kàttanu qualité liggéey bi bu directeur bi di def liggéey boo amee qualité ci liggéeyam ñi ci topp dañuy am qualité dañuy def ñoom tam qualité seen liggéey parce que ku ko deful directeur dina la discipline dina def benn discipline action tu vois donc leader ñi nga xam ne ñoom ñooy diriger suñu compagnie yi il faut ñoom tam ñu joxe le bon exemple pour léegi ñi ci topp mën a suivre dëgg la pour ñu mën a développer suñu dëkk il faut leader yi seen bopp discipliner seen bopp ñoom nekk le bon exemple mais au Sénégal dafa am ñoo ay leader yoo xam ni joxuñu le bon exemple pas du tout d'ailleurs loolu moom moo tax sax société yi di collapse parce que dirigeants yi seen bopp discipliné wul amuñu benn éthique donc loolu moo tax mënuñu développer ku ci nekk boo defee self discipline self conscience nga xam ni yow mii lii ci def nii yàlla moo la fa teg fës mais bi ki da nga fa toog pour doomu aadama yi toogaloo fa sa bopp soo ko defee nga xam ni yow boo wéetee nga ne maa teg sama but nekk faa kenn donc sama employé gis ñoo wala dara mais yàlla suñu borom bi la tiim nag yow boo nëbbatuwul yàlla lu tax ngay nëbbatu doomu aadama donc loolu moom moo tax suñu développement yeex parce que xamuñu li ñu war a def ci suñu dirigeants yi xamuñu li ñu war a def pour jiite suñu dëkk ñu dem mu commencé ci directeur ci yooyu ñoom ñëpp ñoo ko yëg il faut que set le bon exemple pour ñu topp man noonu laa gisee leadership ci ko that's true dëgg la jërëjëf Raby that is true loolu la ñuy wax ethics li nga xamante ne lii moom nga jiitu nga xam ne mooy jaadu yow en tant que leader nga di ko def nit ñi di la gis mooy bon exemple boobu ngay wax les droits humains est-ce que suñuy leader xam nañu les droits humains lan la nit ñi deserve kan moo tax yow nga toog ci poste boobu nga toog ak koo manti doon nit ñi la ci show yi passé waxoon naa fi loolu même ci compagnie même sur les banques nit ñi bu ñu bokkulee compagnie bi du dem nit ñi bu ñu ñëwulee compagnie bu dem donc li ngay def mooy sóoraale nit ñi nga xam ne tu es là pour les gens service les gens ethics civisme patriotisme mooy bëgg sa dëkk bëgg nit ñi nga xam ne ñoo nekk sa dëkk yi ñuy yeewu boo demee bitim réew Amérique gi ñuy yeewoo patriotisme fi la fekk baax dañu bëgg Amérique ci seen xol boo tuflee ci mbedd mi sax ñu xeelu la parce que dañu bëgg seen dëkk mais ñun suñu dëkk mooy Sénégal est-ce que nitu Sénégal est-ce que bëgg nañu ko noonu est-ce que bëgg nañu Sénégal ba bu ñu sànnee benn këyit ñu xeex ak yow comme fii ni ñu koy defee foofu la affaire yi di commencer ay détails la yu sew yoo xamante ne yi nit ñi dañu ci war a attacher importance nekkul xëy dem liggéey am sa xaalis su fekkee ci discipline bi nga wax noonu lenn dafa war a tax rek ñun waa Sénégal ñu discipliné benn li ñuy wax rek it's like the law of the universe mën naa wax ne ci luwaay universe la bokk waa Sénégal xam ko di ko wax every day ñun aussi ñu koy dégg fii au niveau des États-Unis every day muy li ñuy wax loo góob gar ko right mais loolu dañu koy wax au niveau du Sénégal mais est-ce que gëm nañu ko mais que pourtant affaire boobu dafa réel lan laa miin si loo góob loolu ngay gar for exemple mais yow mënuloo ne da ngay ñëw par exemple nga xëy dem liggéey à 10 heures ñàkkal fayda sa liggéey amaana patron ba gisu la de mais yàlla suñu borom bi gis na la pour te dire rek bu nit ñi respecté woon yàlla suñu borom bi li mu wax ci liggéey nga dem on time nga liggéey nga dem 8 heures sa bureau ba 4 heures nga def sa liggéey bu break jotee nga jël sa 30 minutes break nga dellu sa waat commencé waat sa liggéey kooku yaa ngi wax lu ci liggéey bi kooku bu sa salaire ñëwee mën na la jariñ
mais en général dañuy fàtte ne li nga góob moom ngay gar nit ñi dañuy gën a liggéey di gën a am ay problème est-ce que bu loolu amee doo delluwaat gannaaw nga xoolaat sa bopp what am I doing wrong muy discipline bi ñuy wax self discipline Sénégal bu leader yi amoon discipline gouvernement chef religieux corporation ñëpp bu ñu amoon discipline te la population n'a pas cette discipline Sénégal du dem avancer un pas loolu mooy wane population dafa am doole ci dëkk te population bi seen njariñ ci dëkk bi mooy ñu changer seeni mentalité nit ki mënuloo changer sa dëkk tant que yow sa bopp changer wuloo sa bopp man da nekk self discipline ça commence par soi-même ñun ñoo war a discipliner suñu bopp changer suñuy comportement am na population bi ni muy mel leader sañu la ñëw di def leneen population dina conditionner leader yi ñu liggéey par force buñ la embauché ci place nga ñëw taxaw ci place bi gis rigueur bi fa nekk gis respect bi fa nekk gis persistance ci liggéey bi fa nekk gis ordonnance bi ni mu ordonné ku ci nekk li nga war a def nga toog di ko def mais leader boobu bu ñëwee mënul changer loolu donc population dafa am njariñ ci dëkk bu ñuy wax leadership foofu lay commencer parce que suñu leader yi ëllëg ay xale lañu tey ay xale lañu tey donc self discipline boobu ñuy wax ci niveau ci kër yi parce que li feeñ ci kër yi day feeñ sa bureau ba de boo saltee ci sa kër sa bureau ba ngay nekk tamit doo fa set boo négliger sa kër ou bien toppatoo loo liggéey bi ni nga ko war a toppatoole mu mel ni que affaire bi bon conviction la da nga war a am yow sa bopp conviction nga ne man kii laa this kind of person man maay bii façon nit muy ba tey li nga xam ne moo ñu delloo si waat si la question who am I who am I gis nga question boobu raa bi dafa powerful d'une façon boo xam ne ñun sax dañu ko dul xam man maay kan who am I yaa ngi définir sa bopp you defining yourself parce que boo ne who am I ba teg say qualité rek mënatuloo jege foofu exactement mais boo xamulee yaay kan bu fu ngelaw li jaar nga jaar fa fuñ la yóbbu nga dem fa mais kooku pour nga andi développement ci sa dëkk dafay difficile te loolu yëpp dafa liyewu exactement donc même loolu nga wax noonu bi nekk noonu sa xuwamaay boobu man maay kan boobu dafa ëmb lu bari xam nga parce que ëmb na self discipline ëmb na yow nga dem par exemple ci bureau ba def yoo xam ne si naka suñu noonu loo xam ne doo bëgg sax yow say collègue di la gis ngay def yooyu xam nga ma wax parce que li gën a ñàkk patriotisme comme li nga doon wax sànq mu dina siwaat ci tuuti rek patriotisme boobu daf lay permettre boo demee ci bureau ba nga toog nga ne par exemple man maa ngi toog nii par exemple nga toog di maquiller sa bureau yaa ngi ñëw ci bureau bi nga war a toog pour liggéey nga ñëw toog di maquiller mais loolu normalement bu directeur bi nekk ne moom mooy leader bi mu gis la ngay def loolu mais loolu war na am benn discipline action war na am discipline bu jógee foofu soit mu nekk benn avertissement verbal wala yooyu xam nga mais problème bi ci nekk moom mooy bu ñu bëggee ñëw nii par exemple di wax solution li nga xam ne moom moo ñuy dimbali pour ñu développer wu mi ngi commencé comme li nga wax mi ngi commencé ci kër ga ba ci yoon bi ngay jaar ba ni nga egg ca bureau yaa ngi comprendre ma nga commencé ci na ngay comporté woo ci bureau ba ma nga commencé directeur bi nu muy comporté woo envers ses employés comprendre nga employé seen bopp bu ñu gisee seen directeur def yenn yi duñ ko nangoo def duñ ko ñemee def du tout lead by example exactement donc tant que def ñu suñu bopp que ñun ne war nañu nekk ay exemple ci société bi ak nu mu mënti doon ak fu mu mënti demee ak foo mënti nekk ak loo mënti def bu ñu xalaatee ne dañu war a nekk ay exemple ci société bi rek léegi ñu avancé dëgg la mooy définir la sa bopp exactement parce que su ma bañee su fekkee bëgguma binet gisuma may def yenn yi mais binet aussi dina bañ aussi ma koy gis muy def yenn yi su ko defee nag foofu la ñu def di ko ku nekk jomma def yenn yi ci sa kanamu moroom suñ ko defee joxe la bon exemple dinañu dem liggéey à l'heure
jël sa break ni nga ko war a jëlee. bàyyi jël break nga ne dem marché Sandaga wala yaa ngi def seen doxantu ba sa xol sedd nga delluwaat. amul benn quantité de pendant ce temps ay service ngay def. nit ñaa ngi taxaw di xaar pour nga ñëw pour dimbali leen ci service boobu ñu bëgg a am. mais nañu xalaat suñu bopp. dëgg la. nañu xalaat suñu bopp delluwaat ci li nga xam ne mooy basicu société. patriotisme mooy civisme. bëgg sa bopp bëgg sa réew. dëgg la bëgg sa bopp bëgg sa réew. waaw dëgg la parce que boo bëggee sa réew am na yoo xam ne doo ko def Sénégal de. jamais. mais dafa mel ni patriotisme boobu dafa nekkatul te loolu lan moo ko andi ndaw boo fàttale ko suñuy école ñun dañu daan jàngal éducation civique. di la wax ci Sénégal di la wax ci suñuy maam dañu bëggoon Sénégal l'histoire de Lat Diop Ngoné Latyr Diop dañu daan dem robinet ba di rooti di ko réciter. that's right. di aay di ko réciter di tampé di ko réciter ndax bëgg gu ñu bëgg suñuy histoire. mais boo bëggee defar ay xale foundation ba nga leen di jàngal mooy mag ña nekkoon sa dëkk ba jàmbaar ga ñu nekkee woon. mais mënuloo bàyyi loolu andi l'occidental tegal ñu ko ci suñuy télévision xale yi di ko seetaan dañuy réer parce que du ñoom. lii xale yi di gis tey du Sénégal. moo tax mu xaw a jaxasoo self discipline bi nag foofu la commencé ci leader yi andi li ñu war a andi pour l'éducation des enfants pour que ëllëg ñoom dañuy former ñi leen di remplacer. exactement. li ñu wax sànq ci affaire officier bureau yi nit ñi ni ñuy liggéeyee. loolu ku nekk yaa ngi koy ñaawtu Sénégal ñàkk fonk sa liggéey bi nit ñi ñàkk fonk seen liggéey. mais ndaw bu fekkente ne da nga ne bu ma xëyee 8 heures ba 4 heures salaire bi ñu may fay. su ma xëyee 10 heures ba 2 heures moom lañ may fay anyway. boo ñàkkee xel bu la neexee nga bañ a liggéey. effectivement. bu fekkee da nga am ngénte am 2 semaines di préparer ngénte li doo feeñ sa bureau. te du tere sa salaire duñu ko ci dagg. bu la neexee nga def ko. effectivement. workers accountability mooy li nga wax sànq affaire accountable bi il faut ñu am ay restrictions ci office yi. wax nit ñi li mën a nekk ak lu mënul nekk compagnie boo ko yoree di ko doxal boo ñëwee salaamaaleykum maaleykum salaam changement war na am. mais da ngay gis Sénégal dañ lay fal ci benn compagnie la même chose amul benn changement. yëpp routine bi continue mais are we result oriented est-ce que dañuy soxla ay résultats ñu ne ok man kat def naa fi 5 ans lii laa fi liggéey. exactement. mais Sénégal parfois da ngay ñëw ñu nommé la ci poste pendant 5 ans doo fa def dara lu dul ay séminaire yooyu ñuy def das laara mani xaalis bu dul jeex la I used to be a customer service in Senelec di fa liggéey dama daan signé ay lan lañ koy waxee sax ñoom niñ ko tuddee ay genre papier la daal I forgot the name mais mooy li nga xam ne moom lañ leen di jox ñu signé ko ñëw ci kees gi ma fay leen du pour jéem. non du par jëm loolu sa salaire la mais lii ay mot de sortie rek la. pour que boo amee mission Thiès ci weekend bi. ñu bindal la génnal la débourser la 100 000 francs pour nga dem Thiès samedi dimanche ñibbisiwaat. ay caaxaan am na yoo xam ne da lay wax ne ku bëgg a defar compagnie yii da ngay ñëw da nga koy dindi nga sànni ko fële they don't have nothing to do with development. te loolu bari na ci. ñàkk respecté nit ñi ñàkk faale nit ñi loolu bokkul ci leadership bu baax visionary leadership da ngay faale nit ñi. dem naa Sénégal ma jox la benn exemple. dem ci benn banque di retirer sama xaalis. déjà loolu képp ku jóge bitim réew dem Sénégal rek ndax xarlu nga loolu le fait que nga war a dem banque war faa toog 3 heures de temps pour retirer xaalis. kooku dal na ma tamit. voilà ma dem ci banque bi ndaw ran 9 heures ba 1 heure. ñi nga xam ne ñoo ma jiitu ci banque bi ay mag lañu ay mag ay maire yaa ngi taxaw xam nga Sénégal bu dee ñëpp la 31 la ñuy fayeeku déjà rek loolu handicap la ci économie Sénégal. effectivement. le premier mbaa ba le 5 banque ba doo fa taxaw dafa fees del. ma ñëw ci banque bi rang ba sonn lépp nag maa ngi bindal ci li may bind di jàng ci li nga xam ne mooy xew ci sama dëkk. ma dem ba sa bunta ba commencé di tigi sama saak ndaw ci déjà rek. li ñuy nekk ci lan bi yëpp ndaw saa ngi ci téléphone am yenn saa yi mu jël téléphone bi wax ree tegaat yenn saa yi am ku jóge bureau ñëw dugg waxtaan ak moom delluwaat mu mel ni que ñi taxaw di ran nekk ay kilifa amuñu benn respect ci ñoom. indiscipline baa ngoog. indiscipliné ma ñëw ba ci rang bi
ba taxaw benn nit moo des pour ma yegg si il était 1h ma war a dem jëli samay doom école. ndaw si tëj affaire bi ne dafay dem break. That's right. ma ne mère mu ne ma ne ko may ma wax ak ndaw si ma ñëw ma ne ko madame fan nga jëm mu ne ma damay jël sama pause ñàkk teggin nag damay jël sama pause. ma ne ko non sa pause doo ko jël te fayoo ma sama xaalis. 9h ba 1h maa ngi fi sa pause doo dem te fayoo ma sama xaalis tëgg taabal ji ndaw si génne dem woowi chef am. chef bi ñëw ne ma madame lan la ma expliqué ko mu ne ma madame fan nga jógee fan nga dëkk. ma ne ko Sénégal laa dëkk. mu ne ma non mais dëkkuloo Sénégal. ma ne ko Sénégal laa dëkk mais maa ngi vivre aux États-Unis mu ne voilà yéen waa États-Unis à chaque fois waa bitim réew su ngeen ñëwee fii rek ñun ñu am ay problème parce que da ngeen foog ne nit ñi dañu war a di liggéey duñu am pause dañu war a. chef bi moo ma wax loolu. mi ngi noonu nag. waaye. ma ne ko yow yaay chef dëkk fii bureau bi mu ne ma waa mu ne ma man maay supervisor bi mais doon wëri bul kii nañ dem. ndaw waa ji yóbbu ma sa kaw dafa am ay bureau yu nekk ci kaw yoo xam ne c'est uniquement pour nit ñi am xaalis. ou bien nit ñi siw waykat yi ou bien something like that. yëpp. mu ne ma ok jarul ngay nekk di xuloo kaay madame man comprendre naa la yóbbu ma ba foofu defuma fa 1 minute ma jël sama xaalis. mais mënu ma ko woon a muñ loolu il fallait que ma génne ko ma ne ko mon frère mu ne ma ma ne ko lii moo tax Sénégal du avancé. yëpp. ma ne ko xoolal ñoo ngi ci kaw étage bi ma ne ko xoolal ci suuf. plus de 100 personnes. ma ne ko gis nga 100 personnes yi toog mu ne ma ma ne ko ay mère suñuy yaay ak suñuy papa lañu. yëpp. ma ne ko this is not right this is why we not moving nowhere. mu ne ma yéen man ngeen saa ngeen jëy bitim réew ñu andil ñi ay problème ñi tàmm nañu lii. les droits humains ana ñoom. les droits humains est-ce que ñooñu day deserve that est-ce que ñooñu loolu jaadu na ci ñoom. te yow nga ne leader nga. waaw. maire yi ndeysaan bi may kaas di wax ak ndaw si maire yi ne ay doom bul wax ñu de tàmm nañ ko bu ñu ñëwee dañuy àndaale suñu lekk àndaale suñu gerte suñu ndox tàmm nañ ko bu ñu ñëwee toog rek saa yu ñu paree baax na. yaa vu ndeysaan. mais how it was so painful metti ma nag. léegi nag da ngay demander léegi banque boobu ana directeur général ba. ana directeur général bi nga xam ne moom mooy oversee moom mooy gis moom mooy toppatoo la fa nekk yépp di fa dox. it's sad. parce que boo jëlee break bu benn employé jëlee break. keneen ñëw am na employé bu ko war a mën a remplacer. comme ça liggéey bi mën a continuer. keneen ñëw. keneen ñëw si yoon. ana leader yi. ana suñu leader yi fu ñu nekk. il faut leader yi comme li ma wax damay dellu soit suñu leader yi. il faut leader yi joxe le bon exemple. bu leader yi joxewul le bon exemple du ñu dem. bu fekkee si directeur général bi dafa ñëw ci bureau am xëy si. toog ci bureau ba du génn di xool lu xew ci terrain. toog sa bureau rek yor sa secrétaire rek secrétaire bi yor téléphone am rek di coordonné. yow doo xam li xew ci biti. normalement leader bu nekk directeur général bu nekk wala CEO bu nekk. da nga war a set ay goal. daañu par exemple dans 5 ans wala dans 3 ans war nañu am bii chiffre d'affaires. war nañu xool naka la société bi avancé naka la growé war nañ ko seet. mais bu fekkee loolu duñu assess loolu. naka la ñuy mën a assesser développement. day xaw a métti. parce que les petites et moyennes entreprises ñoom ñooy développé dëkk bu dëkk bu petite et moyenne entreprise. développé. da ngay gis dëkk bi daal. dëgg la. parce que ñoom ñooy base société bi. dëgg la. mais bu fekkee ñoom développé ñu loolu pour nga développé day métti. boo seetee fii Amérique petite et moyenne entreprise dañ ciy investir. parce que xam nañ ni moom moo yor développement dëkk moo ko sax. moo tax il faut suñu leaders yi xoolaat seen bopp. il faut ñun ñi liggéey les employés xoolaat seen bopp. ku nekk xool ni man mii war naa contribuer sama développement dëkk. est-ce que man may ñëw di tardé wala ma ñëw toog su ma jëlee rek def 30 minutes est-ce que man su ma ñëwee toog ci bureau bi nekk sama téléphone rek di wax wala ma toog defar samay wéy wala ma toog ci bureau bi defar sama maquillage. est-ce que wala nga nekk ci bureau bi di jàpp. est-ce que loolu doxal est-ce que loolu yow sa bopp boo toogee nga xool est-ce que loolu doxal na sa dëkk. marchandise bi est-ce que yow liggéey bi ngay liggéey di jóge sa kër fajar di ñu liggéey si xaalis boobu ngay liggéey est-ce que yow liggéey nga liggéey bu tax nga am xaalis boobu est-ce que xaalis boobu barki na. mooy li ñuy wax rek li nga góob rek lañ ngay gar moo tax problème moo tax nga gis kuy liggéey am ay problème still
parce que est-ce que loolu nga andi sa kër est-ce que ñafe nga ko est-ce que sa ñax la ou bien est-ce que du da nga tricher rek nga profiter ci compagnie bi ngay liggéeyee am nga turu liggéey rek yaa ngi liggéey. exactement voilà donc lu ma ta xalaat la te mooy li ñuy wax rek ça commence par soi-même. kenn mënu la defar yow rek yaa mën a defar sa bopp. lu nit ñi manti wax tant que jëloo décision nga ne you know what changement jot na parce que maa ngi gaañ samay doom yaa ngi gaañ say doom parce que ñoom ñooy nekk les leaders de demain. leader yooyu boo leen préparé wul dëkk bi ay problème rek moo fay am yeneen nit ñooy jógee yeneen dëkk ñëw nekk ay leaders ci sa biir dëkk. loolu mooy passivité bi ñu doon wax ne da ngay toog rek passif doo jot dara doo xeex dara. xale yi bu subaa ñoom ñu dem bëgg a ñafeel seen bopp. exactement lu jar a xalaat la léegi dañuy jël pause bi après bu ñu dellu sawaatee ñu dem ci point yi ci topp. ñoo ngi dellu sawaat jërëjëf. incha allah. Sunuker FM seeni kër laa mën déglooti Sunuker FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux mani déglooti Sunuker FM. voilà baax na ñoo ngi dellu si waat jël nañu suñu pause bu pare naan tuuti ndox continuer waat waxtaan bi. Rabi tu es en ligne. waaw maa ngi en ligne. voilà point bi nga xam ne moom la ñu bëgg a dugal nag dafa nekk point boo xamante ne bi point bu doy waar la muy li nga xam ne mbirum xaalis la. naka la ñu gisee xaalis naka la ñu gisee nan la ñuy amee xaalis est-ce que leaders xaalis moo la jiital parce que bu la xaalis jiitalee da ngay fàtte nit ñi bu la xaalis jiitalee man nga manipuler nit ñi man nga utiliser nit ñi parce que nit ñi intéressé wuñu la xaalis bi moo la intéressé waa tey jii au niveau du Sénégal ñaata nit lañ fa gis ñu nekk ay leaders they don't care li ñu care mooy ñaata laa siy am. what is my part lan mooy sama part lan laa siy am moo tax ñuy gis leader du am dara ñu jekki nommé ko dara jekki mu gis mu am alal kooku du leader. xaalis moo la intéressé yow raam nga ba yegg foofu raamuloo sax am na peut-être ku fa nekk koo xam ne jariñ nga ko mu woole ñëw pour jox la reward bi mooy ñu jox la poste jox la budget. moo xam ci compagnie nga nekk moo xam gouvernement la moo xam fu mu mënti nekk foo xam ne corporation la rek ou bien foo xam ne da ngay jiite ay nit. parce que affaire bi ndaw dafa leer. nit ñi yenn saa yi ñun ñoo andi problème su suñuy àddina. mais li tax mu leer mooy li yàlla suñu borom bi wax ne. gëm ma bu pare. xool ma del fiil yàlla suñu borom parce que mënuloo ko nax. soo ko jiitalee rek xaalis ba du nekkati problème te yàlla nee ne tant que li ma la wax yaa ngi ci nekk xaalis boobu du nekk problème. effectivement. mais su fekkee da nga fa bàyyi li yàlla wax bu fekkente ne da nga fa bàyyi li nga xam ne mooy to serve the people. servir population bi yàlla suñu borom bi nee ne bu fekkente ne da nga servir population bi yaa ngi may servir. te boo ma serviree ma servir la. waaw mais sometimes people don't get that du ñu comprendre loolu daal I don't think dinañ ko comprendre. mais day préfère au lieu que ñu daw ci yàlla suñu borom bi pour dimbali doomu aadama. dañuy préférer daw ci ay nit pour am xaalis. mu nekk loo xam ne doo mës a noppaliku ci àddina parce que nit kooku mënul continuer di la jox xaalis. effectivement nit amul yàlla rek moo am.
li nga am war si dunda gu neex dunda gu lew dunda gu sell sa njaboot barkeel si kooku si yàlla lay jóge du jóge si nit mais est-ce que nit ñi dinañu comprendre loolu bàyyi daw yi ñuy daw si nit ñi pour xaalis di ñàkk sa bopp fayda di wàcc say valeur di wàcc sa personnalité parce que nit ki mën na la jox 100 000 francs mbaa nit ki mën na la jox 200 000 mbaa nee nañ la ñëwal nga def lii nga say am instead of yow nga dem nga xool population bi lan lañu soxla mais suñu Sénégal mu ngi daanu si wéy yu bari ñu ngi liggéey nag am na ñoo xam ne nañ Sénégal ñu ngi liggéey mais li ñuy gis Sénégal aussi am na fu muy feel tey jii boo waxee sur le problème de la santé metti na li nit ñi di dem turu ñun ñëpp dem nañu Sénégal dem nañu turu loolu ndaw dem naa Sénégal sama doom feebar di délirer ma dem yóbbu ko si docteuram ne ma directement principal something is wrong ma taal sama oto ànd xale bi dem hôpital yóbbu ko fa ñu téye ko docteur bi ne ma kii dañ koy téye ma ne ok ma def bàyyi ko fa ñu def premier soins yi mu nelaw ma dem sama kër préparer pour dellu si waat pour fanaan mais fii loolu lañ xam fii da ngay ñëw sa doom mais xale bu feebaree nga séparé ak yaayam fejatuloo ko ma dem ñu ne ma non madame fii kenn du fi fanaan da ngay ñibbi ba suba man na leen mais xale bi déggul olof nan ngeen di waxee ak moom mu ne ma loolu mooy loi bi fii kenn du fi fanaan ma nekk mais xale yi ngeen yor nii si néeg bi ay liir lañu ay 2 ans ay 3 ans léegi da nga bëgg wax ne toute la nuit du ñu nekk ak seen yaay mu ne ma nekk madame yéen feju leen yéen fejatu leen da ngeen di yokk feebar biir loi xaw ma kan moo ko mën andi Sénégal mais yaa ngi lor njaboot yi ma dem ñibbi ndaw fajar ma dellu si waat sama doom am na fa 2 jours 3e jour ba mu ne ma yaay ma ne ko mu ne ma fii du ma fi fanaanaat because no one is here at night kenn du fi nekk si guddi gi mu ne saa yi ma nelawee yeewu xale yi laay gis ñuy jooy ma ne ko are you serious mu ne ma yes I'm not gonna stay here anymore ma dem waxa médecin bi ne ma non man na fi toog ba suba comme ça ñu may ko sure que ne tane na ma ne ko non sama doom du fi fanaan tey mu ne ma ok bill baa ngi nii facture baa ngi nii il était 4 heures ndaw ma jël facture bi wàcc si suuf dem si waa ji na ma si ñaari fan yi de 280 et quelques mille waaw moment boobu Aïda sama rakk moo ngi dund yal na ko yàlla yërëm taxaw na ma keroog bu baax sax ma ne ko Aïda mu ne ma ma ne ko li ma fi yor si xaalis matul 285 000 te sama doom du fanaan tey si hôpital bi mu daw ne ma dajal ak man SGBS boobu nekk si wetu hôpital bi ma taal sama oto ndaw keroog di faufile si biir oto yi ba gisee Aïda jël xaalis bi delluwaat waa ji ne ma madame boo gaawul damay wàcc tëj damay dem sama yoon du ma fi nekk di la xaar ma dem fay ko mu defar këyit yëpp ma dem bay génn ma ne ko waa mon frère ma laaj la mu ne ma waa ma ne ko xale yi may gis ñuy daw nii ma gis ay xale yuy daw ay mère yu toog ma ne ko xale yi ngay gis ñuy daw nii dañu feebar wala lan la mu ne ma non ñooñu dañu feebar ba tane mais seen parents yi mënuñu fay moo tax ñu bàyyi leen si hôpital bi ma ne ko ayu kiring ma toogaat si sees bi kenn nettali ma ko lii man la dal Sénégal ma toogaat ma ne ko déedéet nga ne dañu feebar ba tane mu ne ma waa effectivement mën nga ko gëm parce que bu fekkee sama doom am na hôpital 2 jours ma fay presque 300 000 francs mais ndaw am na parents yu mënula fay sax 50 000 si 2 jours waaw mu ne dañu tane ma nekk ñii dañu feebar ba tane mu ne ma waa mu ne ma seen facture ma nekk mais facture boobu day gën a yokk chaque jour mu ne ma effectivement waaw day gën a yokk chaque jour mais aussi mënuñu leen bàyyi ñu dem parce que il faut ñu fay ma nekk tey yéen a ngi tëy xale yi si hôpital bi di leen dundal di sonal seeni parents yi toog di waxtaan seen waxtaan si couloir bi that is the system we have c'est très grave intérêt personnel kan mooy leader boobu hôpital war a gis lu mel noonu ay xale yu feebar ba tane di wëraalu si hôpital bi ak seeni parents parce que dañu amel hôpital bi kooku man maa si teg sama bët témoin waa ndaw booy wax leadership rek in Sénégal fu bari feel nañ fa dañu feel fu bari sax moom laa fu bari feel nañ fa am na ñuy liggéey nag ndax mënoo maas noonu gi am na ñoo xam ne ñu nga fa di def li ñu war a def mais li si ëpp nit ñi defuñu lu ñu war a def amuñu yërmande te yërmande fu mu nekkul yàlla suñu borom bi du fa nekk te leadership dafa ànd ak yërmande ndax leadership mooy damay servir nit ñi damay servir la population nga xool situation wu nit ñi
nga xool ko yow ci sa bopp lii bu doon ne man la naka laay doxalee kan moo may dimbali nga andi yërmande boobu nga teg nga andi yàlla suñu borom bi nga teg nga dimbali la population ndax Sénégal day dëkk bu paisible la dëkk boo xam ne nit ñi amuñu problème boo leen diriger correctement doo am benn problème mais nit ñi bu ñu sonnee ay ñafekat lañu nag mais bu ñu sonnee problème mën naa am te nit ñi fi mu ne ñoo ngi bëgg a sonn ndax amuñu gisatuñu ay leader yu leen di teg ci yoon gisatuñu ay leader yuy joxe le bon exemple exactement waaw I'm sorry parce que dañuy teg bu fekkee bi ne da nga teg intérêt personnel mu jiital la dootoo seetati intérêt communauté bi tu vois donc yëpp dama koy teg suñuy leader parce que bu fekkee par exemple yaa ngi yor benn par exemple ma jox la exemple nga dem mairie par exemple nga bëgg a defar nga def benn arrondissement bëgg a defar par exemple carte d'identité wala nga bëgg am sa benn certificat de naissance wala bulletin de naissance wala bi leen mais loo gis dafa am yoon da nga war a ñëw nga déposé fii boo déposé ñu def jox benn récépissé daañu la léegi yow dellu si waatal dans 2 jours 3 carte d'identité mais da ngay def loolu nga déposé nga def ñëw 2 jours 3 jours bi ñu la wax nga ñëw laajte ñu ne la ah affaire de pareegul mi ngi xaw a fee nga ni mais affaire yi pareegul mi ngi fee nga ko génn du génn mu wóoni la ka toog yor ko ma ngay toog di la xaar pour nga am loo ko jox dëgg la yow nga jël sa xaalis yow jox ko pour mu mën laa defalal loolu pour mu sotti bi net il faut nga fay donc pour am carte d'identité boobu mbaa nga fay pour am bulletin de naissance bi exactement après nga war a fay nga koo pare mais danga naan il faut nga neexalaate mais kooku di jël neexal boobu pourtant dañ ko fa teg di ko fay salaire dëgg la fin de mois am dina jot salaire am mais léegi salaire am boobu teg na ko fee de côté léegi di jël li nga xam ne nag moom lañ ko jox pour mu liggéey pour mën ko jox les citoyens foofu lay laaj xaalis pour yow nga mën a jël sa dossier pour yow nga mën a jël sa carte d'identité ou bien pour nga mën a jël sa passeport boo neexalewul mais fii par exemple ma di déposé passeport dañ naan la da nga ko yàkkamti wala yàkkamti woo ko dëgg la ne yàkkamti wu ma ko mu daal di jël normal days yi nga jot ko nga ni nga ni dama ko yàkkamti nga yokk nga fay moment bi nga ko bëggee dans 2 jours nag di nga ko jot moom mais bu fekkee loolu Sénégal mën nañ def yenn société mën nañ def boobu système yow bu fekkee da nga yàkkamti mais nga fay moor nga fay lu xaw a bari tuuti mais nekk fa di suturer citoyens yi di leen suturer xaalis di leen suturer di ko jël ci ñoom parce que pour lan la yàgg bëgg ko la corrompre dëgg la mais loolu du leadership corruption la loolu àq la il faut suñu leader yi wàcc ci société wàcc ci terrain bi di xool li ñuy liggéey il faut ñu bàyyi di toog ci bureau yi kese il faut ñu génn di xool génn di surveiller accountability ku ci deful loo war a defal ñu daal di jox benn discipline comme ça di nga ko bàyyi mais comme li nga wax boo liggéeyee 10 heures am même salaire boo liggéeyee 7 heures du matin am même salaire donc da nga daan naa tëdd nelaw boo gëmul yàlla heure bu ma yeggee baax na l'essentiel mooy salaire am dinaa am rek mais loolu bu ñu ko defee nag la suñu dëkk di avancé il faut ñu ay solution ci loolu day am ay effet mooy effet yi mu am nii rek mooy daanu gi ñuy daanu nii di am ay problème te jaaduwul day am ay effet action boo gis rek am na effet yàlla suñu borom bi nee ne jox naa leen choix but beware of the consequences waaw seen choix la lu leen neex mën ngeen def mais conséquence day am de di nga dem di liggéeyi doo faale sa liggéey bu la neex nga def si liggéey bi di truander nit ñi di manipuler nit ñi mais conséquence dina sa am parce que doo barkeel di nga gis ñu liggéey ba deeta duñu barkeel yal nañ si yàlla musal amiin yal nañ si yàlla musal barkeel moo ëpp lépp li nga am mérité ko you have to deserve it you have to earn it il faut mu nekk loo moom waaw mais soo ko moomul il faut mu feeñ si yow te en général aussi bu feeñee si yow feeñ si sa njaboot pour te dire que am na ñu bari ñoo xam ne ñoo ngi lor seen njaboot ndax action yi ñuy def waaw te kooku dafa ñaaw kooku moo tax ma ne ñu dellusiwaat ba tey si personnel assessment bi kooku si yow la dépendre kenn mënu la ñëw ne la par force da ngay changer déedéet mais le réveil des consciences si sénégalais yi ñu xam ne li mag ñi di wax naan li nga góob ngay gar kooku dëgg gu wér peng la kooku is a law
te du jaas mag ñi lu ñu fa waxoon mu ngi fa kooku du jaas fii ak États-Unis dañ ko tuddee the universe the law of the universe c'est bokk na si li lu waaye def mu dellu sawaat si yow xam nga donc yow kenn mënu laa changer yow yaa mën a changer sa bopp bu ñu amoon loolu la bu ñu amoon leader yi gën si leader yi aussi te ñin ñi dayaa indiscipliné mais duñu dem waaw donc ku nekk da nga am lu la war nga war ko def ku nekk da nga am sa devoir ci Sénégal lu ñu mënti wax suñuy leader mën nañu wax ne Sénégal Amérique gi gouvernement bi développé ko Sénégal gouvernement bi rek mënu ko développer ñin ñi dañu ci am ay part de responsabilité suñuy chef religieux yi nga xam ne ñoo fa nekkoon dañu amoon comme li ñu waxoon la fois dernière am seeni daara di yee xale yi di jàngal xale yi mais chef religieux yi ñu am tey muy les petits-fils ou bien xam nga les petits-petits-fils est-ce que góol boobu seeni maam amoon ci Sénégal est-ce que ñoom góol boobu la ñu am loolu lu jar nit ñi toppaleen exactement lu jara xoolaat la parce que am na ay sëriñ yoo xam ne macha allah ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que ñoo ngi def li ñu war a def mais am na si ay petit sëriñ yuy génne yoo xam ne seen lépp mooy la belle vie mooy àddina nan ngay profiter si nit ñi xam nga it's like they don't care about nit ñi nga xam ne ñoo ñëw foofu te nit ñi aussi duñu toog def assessment di seetlu sëriñ bi nga xam ne jubalu la si yàlla suñu borom bi mais kooku du sëriñ exact ki nga xam avancé wu la yow personnellement waaw yow sa personal growth sa li nga xam ne yow moom ngay assé sa bopp bis bu nekk di xool ba xam man pas bi ma nekkoon démb est-ce que def naa beneen 2 pas en avant wala dama def beneen pas en arrière muy self assessment bi pour dëkk développé dëkk du développé boppam nit ñi ñoo koy développé te nit ñi pour ñu développé dëkk il faut ñu am nu taxaw self discipline self assessment dëgg la xool lan laa war a def ci société lan moo war a nekk man sama participation sama dëkk critique sama société bu mu dox bu ku nekk defee boobu assessment rek léegi nga gis Sénégal ay def kanam économiquement et socialement aussi dëgg la donc il faut ñu def attention ci loolu dëgg la il faut ñu def attention ci loolu il faut ñu jiite not only ñu jiite ci liñ war a jiite mais ñu jiite ci njub ak ci efficacité ci discipline tey wàcc ci terrain xool xew ci société xool lan moo xew il faut ñuy wàcc di xool société yi il faut ñuy wàcc di xool ci suuf ba pare ñuy set ay góor loolu ci leader ci caractère leader la bokk c'est la bokk daani année bi lii laa def année bee bëgg naa def leneen bëgg naa dépasser fi ma ni bëgg naa def 5% gross loolu ngay assessé sa bopp assessé compagnie bi nga nekk comme ça ñu mën a dem tant que defuñu ko rek tant que leader yi changé wuñu seen mentalité rek capacité dugg rek dafay metti te biir comme li ñu doon wax ci séminaire yi sànq wax naa lu jëm ci séminaire yu bari yi nga xam ne moom la chef yi di def ou bien nit ñi nga xam ne ñoo jiitu ci suñu compagnie yi di def mais Sénégal sometimes dañuy fàtte aussi in job training lu am solo ngi noonu te Sénégal duñu ko faral di def in job training da nga am ay employé ñu nekk di liggéey ci société bi employé dañu war a am seen own class di jàng compagnie bi di jàng lan mooy vision compagnie bi am na ñoo xam ne dañuy liggéey ci compagnie Sénégal mais duñu xam lan mooy vision compagnie bi exactement mais soo xamul vision compagnie bi mën loo participer ci vision boobu non doo mën a participer ci développement bi waaw in job training bariwul Sénégal nit ñi dañuy ñëw liggéey même status xëy ñëw def sa liggéey booy signé nga signé booy dem def li nga def li pare dem ñibbi for years and years there is no growth te àddina nag àddina ñaar rek la growth moo ngay avancer ngay contribuer loolu mooy àddina that's life di avancer di mu wax na ne yaa ngi avancer dem toward your goal di contribuer parce que da nga war a dimbali ñi nga xam ne yaa leen tane exactement ñaar yooyu boroom xam-xam yu bari nee nañ loolu mooy àddina if you miss those bu fekkente ne avancé wuloo te dimbali woon nit ñi you are stagnant yaa ngi taxaw benn place te loolu kenn bëggu ko te in job training Sénégal das lot of money
mais xaalis bi ñuy jël di ko def ci ay séminaire yoo xamante ne yi amul fulla amul fayda mais xaalis boobu aussi sometimes nañ ko def ci employé yi ñu xam compagnie bi xam lan moo xew naka la ñuy avancer employé yi tamit bu ñu du avancer parce que leaders lenn la am na leader yoo xam ne dañuy ñëw di la jox ay orders ay commandes saa yu ñu xëyee ok fais ça defal li mais das leadership de mon jeu sax aay mënoo ko utiliser bu fekkente ne vrai leader nga. exactement. leadership is we ñun yëpp. parce que benn nit mënul def dara mu sotti. da ngay wax ne compagnie bi man la ak yéen. man rek mënuma ko doxal yéen rek mun leen ko doxal da ngeen siy def ma def si. we are going to do this. exactement. bu paree nga hold leen accountable mooy ku nekk li mu war a def mu def ko nga jox leen temps bu ñu ko war a defee nga laaj leen résultat. exactement. ñun ñoo ko war a def yow lii nga war a def yow lii nga war a def yow lii nga war a def ku ne xam li nga war a def. yépp. dans une semaine dinañu toogaat fii ku ne andil ma résultat. exactement. c'est dafa clair précis kooku yaa ngi leen di forcer pour ñu liggéey. exactement. xam nga yaa ngi leen di wax li nga xam ne mooy tax ñu leen di fay. waaw mais loolu pour nga gis que Sénégal c'est tout à fait un problème am na ñu koy def lépp lu ñu fi wax rek boolew ñu ñëpp def ci mbuus am na ñu fa nekk di def li ñuy wax nii mais li ci ëpp duñu ko def moo tax ñuy gis résultat yu gën a négatif par rapport ak résultat yu gën a positif. waaw ndaw léegi bu ñu jàllee second point bi mooy jigéen ñi. les femmes au Sénégal ay jàmbaar. ay jigéen ñoo xam ne kenn demul ñu des ci monde bi waxoon naa ko fi sama show yi passé boo ñëwee bitim réew ngay xam kan mooy sénégalaise. mais fan lañu situé wu ci suñu société. ndax bu dee souffrance rek jigéen ñi ñoo gën a mën a souffrir. tey ji di nga gis boroom kër bu amul liggéey. amul fu mu dem xëj na mu xëy toog dem du gis mais en général lan ngay gis jigéen ji mooy jokk. parce que amul benn jigéen bu bëgg gis sa njaboot ñuy souffrir. jigéen ñi ñooy jog di ñafe di liggéey nga gis leen fajar ci bés yi ñu boot seeni doom yenu seeni bool yenn saa yi nga gis leen fajar ñu dem di jënd seeni marchandise mbaa ñu nekk fajar di lijjanti loo xam ne njaboot gi dinañ mën a lekk. mais jigéen ñooñu fan la ñu situé wu ci suñu société est-ce que jox nañ leen cër bi ñu leen war a jox. parce que jigéen ñi ay leaders lañu. jur doom di ko yar kooku benn leader ëpp gënu la nekk ni leader. mais jigéen ñi aussi da seen participation ci dëkk ba dafa am solo. te jigéeni Sénégal bu may wax ci jigéeni Sénégal par rapport ak liggéey bi ay jàmbaar lañu. par rapport ak njaboot gi nag yenn saa yi dafa mel ni jigéen ñi dañu xaw a démissionné parents yi dañu démissionné bàyyi réseaux sociaux yi ñu jël la place. take over télévision bi occidentaux yi nga xam ne li nga xam ne mooy feeñ ci télévision sénégalaise dafa mel ni dañu bàyyeeku ndax dañu sonn. te boo sonnee bàyyeeku rek te kenn jàppalew la ci suñu société amul benn couche bu taxaw tey jii ne comme fii ni ñu koy defee socialement bu bu borom kër amul liggéey gouvernement bi jox la at least dimbali la dara. je ne pense pas que am na suñu Sénégal. waaw te loolu bu fa amulee jigéen ñi dañuy gën a sonn parce que da ngay dem nga wuti. boo wuti di ñëw yenn saa yi boo ñibbisee toog doo tal dara da ngay sonn xale yi xamuloo la ñuy yendoo. mais jigéen am na solo. jigéenu Sénégal am nañ solo te jigéenu Sénégal wax nañ leen a dimbali. te jigéenu Sénégal wax nañu booloo. waxoon naa li ci show yi passé mbooloo mooy doole. ñu ngi am suñu ay problème toog ci suñu ay biiri kër. alors que bu ñu demee ci communauté bi booloo def benn groupement Sénégal groupement yi dafa war a taxaw parce que groupement li mën a régler individuelle personne mënu ko régler. au passage ndaw damay saluer groupement yi nga xam ne ñoo fi bees dafa am ab groupement bu bees buñ ma boole. yaa 2 days ñu koy wax une sénégalaise aux États-Unis ba nga xam ne ku ñuy wax Marambal la moo ko créate. am na aussi beneen ba nga xam ne les faatu la boobu c'est pour defe naa képp ku nekk bitim réew. mais bii nga xam ne man ci laa bokk nii te sama sœur Adja Soukey sama xarit vraiment moo tax ma xam groupe boobu. ñoom dañu ko créer uniquement pour les femmes sénégalaises aux États-Unis. very precise right. waxuloo waa Italie waxuloo waa Sénégal waxuloo waa France rumbulement bi doo xam ki nan lay xalaate ak ki la nan lay xalaatee mais les États-Unis les femmes des États-Unis au Sénégal.
waaw tey jii boobu groupement bu am doole la parce que jigéen ñu bari ñu ngi ñëw di nekk bokk ci groupement boobu. mais la ñuy def is very important parce que foofu rek ndimbal mën na fa génne. sottinte ay xalaat. waaw léegi waa Italie bu ñu defee loolu waa France def loolu waa Allemagne def loolu fépp fu jigéen nekk ñu def benn bloc. mais bu yàggee ñu sottante suñuy xalaat jigéen dafa am doole yàlla dañu leen may. su ko defee ñooñu mën nañu create something boo xam ne suñuy doom mën nañ ko jëriñoo ëllëg mën nañu dem Sénégal booloo ak jigéen ñi nekk Sénégal liggéey foofu liggéey boo xamante ne bi dina andi résultat au niveau du Sénégal. donc au passage maa ngi remercier vraiment madame Ball ci création boobu xam nga di si incha allah suñu show yi di ñëw dinaa leen invité ñu wax lan mooy goal bi. parce que lépp loo créé rek da nga am goal moo tax nga créé que lan mooy goal bi ak fan la ñu jëmee ak naka lañ ko mën a gën a defaree ba mu nice. mais ma dellu sa waat rek ci leadership bu jigéen ñi au niveau du Sénégal am nañu maanaa mën nañu liggéey bëgg nañu liggéey mais wax nañu toog xoolaat naka la ñuy liggéeyee yàq bu dee yàq la yàq dafa xeewi ñu teg ko à côté. waaw xool jigéen ñi aussi ñu am éducation parce que jigéen dëkk mënul avancer bu jigéen ñi amul jàng. il faut jigéen ñi am éducation il faut jigéen ñi am ay training centre de training loolu amoon na fa. mais dafa mel ni lu baax li ñu amoon yépp léegi dañ ko débarrassé sànni ko fële andil ñu télévision boo xam ne xamuñu lan moo ci nekk xale yi di ko roy jigéen ñi di ci roy suñu dëkk bi yàqu. waaw. donc dañu war a am ay lead ay young leader xale yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw. ñu daal leen former ñu nekk ay leader. xam nga leen wax. former leen defal leen ay base yu solide yoo xam ne. ñoom ñooy ñëw daal di nekk take over. nekk ay leaders ci Sénégal mën nañu nekk ay jigéen comme mën a nekk ay góor. tu vois. donc ay leaders ci boppam moo ñu manqué te pourtant am na fa ay xale yoo xam ne si boo leen formé tey ñu nekk good leaders. very smart. tu vois. mais comme li nga wax rek li nga xam ne du ñu def ay in-training. ci société bi ay training yoo xam ne mooy avancer les employés. ba nga xam ne ñoom ñooy dem ba nekk ñoom tam ay future leader ay future leader. tu vois yooyu dañ ko war a emphasize dañ ko war a dugal ci biir culture avancement la bokk. di train say employés ci culture avancement la bokk. tu vois wane ni lii boo ko defee mën nga avancer d'un pas. donc ku nekk boo bëggee avancer il faut nga focus loolu. ci training yooyu di train nit ñi di leen train say employés te train leen pour ñu avancer. pour am ay quelques avancements parce que Sénégal dañuy stagné. c'est très rare nga gis Sénégal par exemple société nga gis mi ngi avancé nit ñaa ngi dem di yéeg dem c'est très rare. da ngay gis kenn ku nekk ci benn pendant 30 ans ba mu retraité. mais bu ñu doon ay training di def ay training ci compagnie. avance am ci jigéen ak ci góor. dëgg la. donc jigéen ñooñu ngay wax au Sénégal. bu ñu àndee bokkoo am benn leader bu jiite. ñëpp topp ci ñu daal di def ñu def am vision. am ay goal. buñ ko defee léegi Sénégal dox. parce que Sénégal comme ma la waxoon rek dëkk du dox tant que nit ñi dox luñ ko. dëgg la nit ñee koy doxal. mu dem dëgg la. dëgg la thank you so much Rabi dañuy jël pause bu ñu dellu see ñu wax suñu last point après ñu dem conclure jërëjëf. man dégloo ci suñu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di dégloo di suñu kër FM
jëkkër laa sama gaa ñi déglooti dellu sawaat nañu si fin wu émission bi mais bala ñuy conclure dafa am benn point bu am importance ma mujjël ko avant conclusion bi muy benn mythe li ñuy wax mythe la mooy loo xam ne nit ñi dañ koy wax ba dañuy dem ba gëm ko alors que du dëgg lan mooy mythe boobu mooy que ne le Sénégal est un pauvre country d'accord ma si Sénégal am nañu ressource Sénégal nit ñi am nañu potentiel Sénégal li nga xam ne moo manqué ci dëkk yu développé yi ñuy wax naan dañu développé li fa manqué ñun waa Sénégal moom la ñu am muy human ressources humaines waaw mais kooku dañ ko am la jeunesse sénégalaise waaw mais suñuy leader am nañu ay nit ñu mën a liggéeyal la jeunesse sénégalaise nekk nañu ñu xarañ jàng nañu macha allah bu ñu génnee bitim réew jàmbaar lañu sa biir dëkk ba jàmbaar lañu nit nag bu pour avancer il faut nga jàppale ko lépp li nga xam ne mu ngi Sénégal mën nañu ko utiliser jox ko suñuy doom ñi nga xam ne ñooy jeunesse bi presque plus de 50% de la population sénégalaise ce sont des jeunes mais loolu am na ñoo xam ne dëkk yu bari amuñu loolu déedéet mais mythe bi li ñu gëm mooy Sénégal dara amu fa dañuy génn dem wuti li ñu gëm mooy yenn saa yi nga gis ñu nekk bitim réew dellu sawaat Sénégal di yàq mu metti di wan nit ñi ne bitim réew moo ko yor mais Sénégal la fa nekk sa ay ressources ñi nekk bitim réew dëkk yi nga xam ne ñoo développé bitim réew mais dëkk yooyu dañuy dem ba Sénégal di utiliser suñuy ressources yooyu mais secret bi duñ ko bëgg wax suñuy nit soo gisee ñun ñuy def émission yi part of it si la bokk di yee nit ñi que ne Sénégal am na ay ressources be creative da ngeen di create li ngay faral di gis Sénégal mooy bu kenn ibbee benn business keneen jaar su koñ ba ibbi la même chose keneen jaar su koñ ba ibbi la même chose mais kenn sa business du dem waaw li kii waroon a am léegi dañ koy diviser par 3 parce que ñetti business yu mel noonu ñu ngi foofu kenn du dem mais bu nit créer dara beneen nit créer exemple bi mooy bu nit ñëwee créer benn boutique di jaay beneen nit ñëw créer benn salon teg fële beneen nit ñëw nekk couturière ay jàmbaar lañu nag Sénégal wax fu dëgg yàlla ñetti business yooyu yow quatrième bi créer business boo xam ne ñoom ñëpp di nga jël seen xaalis te doo créer li ñu créer xoolal ñoom lan la ñuy soxla nga dem créer boobu business we have to be creative créativité boobu moo fa amul moo tax ñu ne Sénégal dara amu fa dëkk yi ñuy nekk ni nit ñi dañuy create nit ñi dañuy xool dañuy seetlu lan la nit ñi soxla te kooku boo ko seetloo mënuloo bañ a créer dara comme li ma waxoon rek ku nekk yàlla suñu borom am na lu mu la may bu paree na nga dëkklu sa bopp il faut nit ñi di dëkklu leen seeni feeling lan la leen jox bul topp rumbulement bi lu nit ñi def nga def ko be your own self try nga xool yow yaay kan lan nga bëgg def sa àddina nga focus ci loolu bul xool li keneen di def ressources yooyu ñu am Sénégal ñu bari gëmuñu ne am nañu ko moo tax gisuñu ko mais tey jii nit ku weex bu ñëwee Sénégal léegi développé la fa benn business pourtant ëpp ñu xel de mais dañu gëm ne am na fa ñu xëy di ci dox tool yaa nga fa mais fi mu ne koo ne tool mu ne la yow de dimbali ma mais te tool mooy defar dëkk agriculture te ñun mooy suñu number one suñu suuf dafa naan léegi nag bala ñuy toog tubaab yi jóge seen dëkk ñëw jël suñuy suuf defar ko ba mu baax jël produit yooyu di ko exporter seeni dëkk ñoom di lekk ku baax ñun ñi moom suuf si ñu toog waaw mais let's be creative ñu jël suuf soo si liggéey en groupe fu juróomi jigéen taxawee man ngeen dem jënd seen tool loolu mooy alal loolu alal la lay andil dañu bëgg xaalis loolu daf lay andil xaalis ngeen bay ngeen dem ngeen jaay même liggéey ak ñi nekk xam ne ñoo nekk bitim réew mais ñun ñoo ngi fii mais bëgg nañu am ay business Sénégal mais nañu fexe ba mu honnête liggéey bi honnête ñu andi si honesty ku nekk dem te yàlla tax exactement nga gis nga ndaw tant que ñoo ngi jiital yàlla ku si nekk lu jaadu rek ngay def bu dee li ngay def yaa ngi koy def te yàlla suñu borom bi rek tax doo lekk alalu jàmbur waaw li nga xam ne moom la ñu signé mu ngi mel ni tey jii ma ne signé naa benn contrat ak Ra bi dañu war a liggéey mais lan moo tax Amérique business yi yépp di dox
parce que dafa am chaîne. xaalis bi day circuler mu ngi mel ni tey jii nga ne signé nañ benn contrat léegi signé ngeen benn contrat banque bi jox na leen xaalis ngeen dem ci avocat xaalis baa ngi circuler jóge na ci banque bi tegu na ci seeni loxo dem na ci avocat bi. avocat boobu ñëw toog nañu bàyyi kii de sama xarit la jarul ñuy signé benn këyit moo kii xam naa ko bu baax. yooyu bu ñu koy di def Sénégal xaalis bu di circuler amul wóolu amul ñàkk wóolu nit rek la. koo jox xaalis mu soxla xaalis du ko dem di ko lebi sa xaalis ba lay jël espérant que dina ko mën a fay. yooyu ay wóolunte banque yaa nga fa nañ bàyyi xaalis yi njël di ko jox nit ñi di leen ko dénk. banque yaa nga fa nañ def xaalis bu mu circuler. ibbi leen seeni compte bancaire jël leen looyo yaa nga fa avocat yaa nga fa. waaw avocat boobu bu ñëwee ne damay liggéey te yàlla tax ñaar ñi nga xam ne ñoo bokk business bi ne dañuy liggéey te yàlla tax it's a partnership. ok banque bi ne moom dafay leb def jël si li mu si war a jël def lu jaadu te yàlla tax mais tant que ñoo ngi dugal yàlla si suñuy activité duñu juum. déedéet. mais bu ñu jëlee yàlla teg à côté. foog ne dañoo am xam-xam mën a triante suñu biir kenn du dem. kenn du dem Sénégal ressource ba fa nekk am na dëkk yu bari yu mu amul yoo xam ne tey ji ñu ngi développé parce que dañuy utiliser seeni nit. sénégalais yi leader yi fa nekk moo xam kilifa ya nekk ci gouvernement bi la moo xam ñi nekk ci corporation yi la moo xam sëriñ si la fu nit mu nekk am ay leader utiliser waa dëkk bi mbaa bu waa dëkk bi di def business nga supporter leen sénégalais nañ supporter sénégalais. américain du supporter moom ñëpp lay supporter mais Amérique moo ci jiitu. américain day supporter américain. nañu supportante suñu biir bu ñu gisee kenn kuy def dara ñu ñëw jàpp ci wax la fan ngay jaar wax la fan ngay dem mais kenn du dem parce que kenn bu ñëpp bëgg nañ jiite. te loolu amul fen ay leaders nag. ñëpp mënuñu nekk leaders. ñëpp mënuñu ko nekk il faut am ñu ci topp di def lu jaadu affaire bi di dem di yéeg di ramper ndànk-ndànk bu kooku wàccee keneen yéeg bu kooku wàccee keneen yéeg. exactement. waaw mais ñëpp bëgg nekk le président de la république. exemple parti yi nga xam ne moom la ñu am plus de 40 partis est-ce que ñooñu Sénégal moo leen tax a jóg. mais Sénégal bu la taxee jóg doo seetlu ku jiite ak ku jiitewul da nga xool ku jub nga topp ci moom. nga xam ne kii mën naa liggéey nga ànd liggéey ak moom it doesn't matter who is the chef. yow xamal ne rek yaa ngi participer ci développement dëkk bi. waaw. ressources yooyu nag ñu ngi fa. na nit ñi booloo liggéey bàyyi bennoo bi ñu liggéey defar suñu Sénégal. waaw am nañ ressource am nañ ressources humaines am nañ aussi la jeunesse. am nañ aussi ressource naturelle donc yooyu yëpp mën nañ ko exploiter. soo amee ressources humaines am ressource naturelle. mais kooku li rek mooy ay leaders yu jiite. that's it waaw that's it. ay leaders rek lañ soxla. leaders honnêtes yu jub. yoo xam ne dañu bëgg liggéey pour développer Sénégal. waaw. loolu lañ bu ñu bàyyi rek. léegi ñu dox. dëgg la. waaw bu ku nekk xaatee ne war a participer ci léegi ñu départ. mais civisme boobu moo manqué bi net. dëgg la. civisme boobu moo manqué suñu leader yi moo manqué aussi ci population. ci population yi. dëgg la. thank you so much Rabi loolu mooy woon suñu dernier point léegi nag ñu ñëw ci suñu conclusion. show bu tey bi li ñu def mooy leadership. leadership nag du ne rek ki nekk ci kaw leadership ñu ngi ci couche yépp ci Sénégal mais li tax leadership di mën a avancer réew parce que nit ki ci boppam mooy jël responsabilité boobu. ne man leader laa te ci sama koñ dinaa ko wane ci sama liggéeyukaay dinaa ko wane ci sama kër dinaa ko wane. bu ku nekk amee boobu comportement. changement bu bari dina mën a nekk Sénégal parce que Sénégal nu ñu mën a wax ci problème yi tant que nit ñi mentalité bi changé wul. Sénégal du avancé les mentalités doivent changer. nit ñi supportante nit ñi fa mbëggeel nekkoon ñu delloo ko fa solidarité nekkoon ñu delloo ko fa. amoon na fa Sénégal neexoon na wax fa dëgg yàlla nit ñi bëggante di foo di ree di waxtaan. tey jii suñuy culture lépp bàyyi nañ ko. ndaw Sénégal da nga daan gis ndaw ràbbin yi da nga daan gis loolambe yi da nga daan gis carnaval yi. nit ñi di ko préparer chaque année. dëkk bi xumba
mais suñu doom yi tey dañuy màgg loolu yëpp duñu ko xam mais kan moo ñu ko teree def loolu dafa bokk ci leadership culture dëkk da nga koy bàyyi sa dëkk ba nga di ko utiliser nga di ko wan xale yi xam ñooy ñan xam lan mooy lan mooy seen foundation loolu yóbbu ma ci conclusion bi nga xam ne moom la ñuy def mooy li nga xam ne lu am solo la loo xamante ne lii vraiment bëgg naa nit ñi di ci dellu si waat à chaque fois di ci assess seen bopp di ci seet seen bopp parce que Sénégal majorité bi ce sont des musulmans 95% musulmans la 5% ou bien 4% xam nga chrétien mais ñu bari ci génération yi mujj dañuy juddu parce que nekk musulman parce que seeni waajur ay musulman lañ mais est-ce que xale yooyu xam nañu le sens vraiment d'être un musulman est-ce que xam nañu valeur nekk un musulman nekk jullit première bi nekk respect bi war a am suñu biir as human being pas rek musulman chrétien yooyu nekk Sénégal nekk 5% ay nit lañu ñuy participer sur le développement du Sénégal di fa def lu rafet nag tey jii am na xale yu bari yoo xam ne boo leen waxee fu ngeen jàngee ñu ne école chrétienne amuñu ay caaxaan ci li ñuy def jàngale teg ko ci yoon kooku ñu ngi participer ci développement Sénégal te ce sont 5% nañu respecter normes yi religieusement nit ñi ñu jàngal leen seen diine jàngal sa doom diine nekkul rek jógal nga julli nekkul jógal nga oor xale bi mënoo ko sax forcer pour mu julli mbaa mu oor xale bi da nga koy xamal yàlla suñu borom bi bu bëggee yàlla suñu borom bi doo ko wax mu julli mais yenn saa yi foofu dañ fay am ay fayit signification musulman nit ñi il faut ñu wax seeni doom su ma jógee ci loolu ñun ñëpp benn lañu au niveau du Sénégal murit tiijaan laayeen xaadir mais ñun ñëpp ay jullit lañu bu pare nag soog a am nag ay fu ñu bokk mais mag ñooñu fi nekkoon créer yooyuy religion créer yooyu ñi nekk ay tiijaan ñi murit ñi laayeen mais mag ñooñu benn lañu woon ñoom seen biir maa ngi fàttaliku il y a 20 ans ci gannaaw Serigne Maam Alassane Laye Seydina Alassane Laye su ma daan dem di ko seeti sama xarit la woon mais ndaw boo gisee saalam bi fata yi mu fay def yépp moo sëñ Abdou Lahad la wallaay waaye waa Tidiane maam Abdou Aziz Sy nekkoon xaritam mais ñu am ay teraanga yu ñu daan defante seen biir seeni doom am ay teraanga di ko defante seen biir mais ñin ñi nga xam ne ñooy taalibe yi est-ce que teraanga boobu mu ngi seen biir yenn saa yi taalibe yi sax di xarab di wax kii moo aay kii aayul kii moo xam kii xamul bu benn néegur diine di def seen journée moo xam appel la moo xam murit yi la moo xam tiijaan yi la nga gis am ñu toog sax duñu participer ou bien di xasaate alors que ñun loolu suñu foundation la mooy suñu strength mais Sénégal est-ce que mën nañu def bu néegu diine bu nekk Sénégal ayee ñépp bokk feete loolu instead of ñuy andi ay division ndax division dafay yàq te mag ñooñu li ñu fa bàyyi ñun ñëpp lañ ko bàyyil te mag ñooñu lañ fa bàyyi bu ñu juum foog ne ñun waa Sénégal rek ak moom de Sénégal dafa tuuti pour mag ñooñu ñooñu seen liggéey sax commencé gul lan moo taxoon tubaab yi ñëw sonal leen parce que xam nañ ne la ñu yor moo garaaw waa léegi ñun du ñu jël loolu jox ko suñuy doom du ñu jël loolu dugal ko ci école yi du ñu jël yooyu dugal ko ci kër yi jigéen ñi di ko di ci dem di ci waxtaan ñu respecter suñu religion respecter suñuy kilifa yi diine respecter li ñu fi bàyyi bokk ko bu laayeen amee xewle ñépp sikar ñépp a ñaan bu murit xewlee ñépp sikar ñépp a ñaan partout dans le pays bu tiijaan xewlee ñépp sikar ñépp a ñaan bu njaasaan xewlee ñépp bokk ko mais loolu suñu ko defoon suñu Sénégal dina xaw a gën a avancer peut-être mag ñooñu division bi taalibe yi ñëw di ko diviser sax neexu leen bu ñu fi nekkoon tey du nekk bon nag loolu yëpp ci luy defar la loolu yëpp ci luy defar la lépp la nga xamante ne bii dafay defar war nañu di ko xalaat di ko bokk di ko waxtaane nit ñi di ci bàyyi seen xel
ñooñu mission bi leen yàlla yónni yàlla moo leen ko yónni ku si nekk mission bi nga woote dëgg la ñun fekkew ñu xamuñu dañu ñëw rek fekk fi bon nañu ko ineens nañu si waxtaan bu rafet di ko boole di rafet te Sénégal ngay gis nag ndaw li nga xam ne yàgg na ma metti ma trop ma koy wax te tey ji dinaa ko wax fii li nga gis Sénégal ku xaaj ci wax boo xam ne dara du si dëgg nga waat si yàlla suñu borom bi mbaa nga wax loo xam ne dara du si dëgg nga waat ko si maam Ahmadou Bamba mbaa si Seydina Limam mbaa si maam Alaaji Malick mbaa si maam bun ko woon ne loolu yëpp ay fen la mu wax ne li nga xam ne dara du si dëgg mais ñin ñi dañu ñime yàlla kooku ñime yàlla du ko passé te c'est très dangereux nañ bàyyi waat yi de dañ war a bàyyi ngay gis kuy waat mbaa ngay def lu bon di tudd ñooñu seen tur fu ñu ko tuddee lu lew lu set lu sell lañ si war a teg foofu laa bëggoon a conclure bi di ñaan yàlla suñu borom bi leadership bi ñu fi wax ku nekk xool si sa bopp ku nekk xam ne leader nga te ku ne xam ne nag da nga war a nekk visionary leadership da nga ko war a jëfe nga nekk visionnaire yi mooy lan amal vision balay opportunité bi di ñëw préparer sa bopp balay opportunité bi ñëw te opportunité bi nag yow yaa koy andi bàyyi setting your goals teg say plan teg say objectif di xool fu sori loolu mooy vision su ko defee soo fa yeggee doo am surprise dafay fekk nga am sa agenda su ko defee boobaa képp ki nga xam ne moo topp si yow rek di nga ko mën a ilif te doo ko gaañ di nga ko mën a wan yoon bi di nga ko mën a inspiré ba moom mu nekk foo xamante ne fii dina toog ne man kat fii yegg si naa fi because of diwu bon nag kooku lu am solo la ñun ñëpp nag war nañu si gis suñu bopp raa bi mën nga conclure après ñu tëj waaw donc bi net loolu la donc leadership mooy comme li ñu wax rek fi mu nekk nii comme li ma doon wax toujours rek mooy dëkk balaa muy dox nit ñi ñoo koy doxal discipline accountability vision donc loolu moom mooy caractéristique gu leader donc suñu leader ñu amee insha allah taala dinañ mën a dem parce que dañ mën a jiite xale yi donc nañu teg lépp ci yar discipline self-esteem bëgg sa moroom mu jullit comme ni nga bëggee sa bopp buñ ko defee rek insha allah taala dinañ yegg fi ñu bëgg a yegg donc suñu leader yi nañu xoolaat seen bopp bu baax a baax a baax nañu xoolaat seen bopp xam ne ñoom ci ñuy doxal dëkk bi ci la ñu bokk ñoom ñooy doxal sax nag dëkk bi nag tey donc discipline mooy self discipline rek donc foofu la ñuy jéem di gën suñu mbokk auditeurs yëpp vraiment jërëjëf thank you so much Rabi participation bi rafet na vraiment xalaat yi rafet na ñoo ngi yem fii tey ak yéen suñu next show nag dañu am guest bu ñuy wax l'honorary consul du Sénégal à Los Angeles ñu koy wax madame Mame Mbaye mooy nekk suñu invité show bi di ñëw incha allah maam nag waxtaan bi si waxtaanu dafa bokk si ay organisation yu bari fii au niveau de Los Angeles yoo xam ne si affaire u peace la ñuy wax aussi dina yëngatu si affaire yu jigéen foofu lañ koy invité mu ñëw waxtaan ak ñun si activité yooyu nga xam ne moom lay def ak lan mooy résultat bi ak lan mooy goal bi ak naka la ko mën a linké ak li nga xam ne moo nekk au niveau du Sénégal en tant que maire am fii njabootam en tant que aussi honorary consul bu Sénégal au niveau de Los Angeles en tant que tamit jigéen en tant que jigéen nga am sa njaboot bëgg waxtaan ak yeneen i parents yi kooku mooy suñu show bi di ñëw incha allah next mardi yal nañ si yàlla yóbbu si jàmm salaam ñu ngi ñaanal ñëpp di sant yàlla suñu borom bi mu ñu mayee ñu ñëw tey def waxtaan bi di gërëm éditeurs yi fépp fu ñu mënti nekk yal na yàlla fay leen yal na yàlla teral leen sàmm leen may leen fan wu gudd may leen wër may ko seen njaboot yal nañ yàlla defal jàmm ñun ñëpp ñu fekk lépp tatal ko. Thank you so much. Thank you Rabi. Thank you Njawat for the production. Yal nañ yàlla jàppale ñun ñëpp jërëjëf. Amin. déglooti sunu kër FM seeni kër laa mën déglooti sunu kër FM seeni kër laa ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew
suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di dégloo di suñu Kër FM seeni kër laa sama gaañ di dégloo